Culture. Cour suprême tey la war a joxe dogal ci recours bi fa avocat yu Khalifa Ababacar Sall dugaloon gannaaw ba kon président Macky Sall xaatim mépp dogal ngir jëlee ko ca bopp mairie bu Ndakaaru fekk booba kon waa PDS di parti démocratique sénégalais ne caution ñaar fukki millions yi nu wax ci élection gox-goxaat yi nu dëgmal tiitalu leen benn yoon ñu yokku ca ne kon li leen yitteel moo di gox-goxaat yooyee buñ ca àggee ñu gañe fépp président Macky Sall kàdduy Assane Ba moom président Macky Sall rakam di Aliou Sall démb ma nga woon ca kanamu dikk di division des investigations ngir ay leeral ci coowul pétrole bekk gaz bi Guy Marius Sagna bokk ci plateforme aar li ñu bokk ne procureur ak Aliou Sall démb li ñu doon def théâtre lañ ko duppee reportage bi tey seeraas la ñuy utali ak tolluwaay bàkk tabaski gi waaj a jub si li mbokk yeek leneen buñ ci noppee dees ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon village artisanal ba nekk ca marché Sandaga ak objet d'art ya nu fay jaay taxaw seetlu bi simb gaynde lañ ñuy waxtaane mu nekk mbir moo xam si des koy amal ci vacances yi nuy dugg nataal bi El Hadji Ndiouga Dieng nekkoon ci orchestre Baobab moom lañ leen di fàttali tey gan gi di Idrissa Diop mi màggal ñaar fukki at yu mu def ci musique li lépp buñ ko faram fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo Kati Ndiaye ñu am ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet yu ñuy suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy dugg ak yéen ci yaatal gi ak Aliou Sall mi nekkoon ni ki démb ca kanamu division des investigations criminelles. fukki waxtu rek la daal di def foofule enquêteur yu dikk yi doon na ko teewlu ba tax na rek ba mu fa génnee moom nag mi ngi daal di xamle ne kontaan na bu baax a baax ci soutien bi nga xamante ne rek ñii di habitant wu Guédiawaye ak it militant yi nga xamante ne ñoom ñoo koy jàppale ña nga fa woon teewee ko waaye itamit muy daal di xamle ne jamono jile daal di ne soulagé wu bi nga xamante ni jàkkaarloo nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di enquêteurs yi Aliou Sall. Je suis vraiment très ému. J'ai fait. man nag maa ngi yegg si vers 9h30 donte sax 10h la ñu ma convoqué woon ndax man bëgguma ñu toog di ma xaar boo xoolee 20h daanaka jot na jeunes yi jigéen ñi góor ñi ñëpp ñu ngi toog ànd ak man fii di ma xaar loolu dafay firndeel ne man aw ma droit bàyyi benn yoon ñi nga xam ne mooy Guédiawaye ak ñi nga xam ne ñoom ñoo solidaire ci problème bi sama xel dal na bu baax ginnaaw bi ma amee opportunité waxtaan ak justice bi te xibaar yëpp yi ma amoon jox naa ko policiers yi. Je l'ai donné à la police donc il n'y a plus de scoop. mu nekkoon kàddu yi Aliou Sall di sa préra moo ko faram fàcce ci kàllaamay wolof ci mbir moomee la ñuy des ba tey ak plateforme aar li ñu bokk nar na caa yëkkati ay kàddu. ñoom nag nee nañ dinañ yëkkati ay kàddu jëmale rek ci convocation wu Aliou Sall foofu la ca dikk loolee ki ko xamle moom moo di Guy Marius Sagna nekk membre plateforme bi ni mel moom nag daal dinay dem sax ba xamle ne rek li nga xamante ne moom la procureur bi def ak Aliou Sall nag ñoom ñi lee théâtre la ñu ko daal di jàppee Guy Marius Sagna ci micro King FM. ndaxte aar li nu bokk dina daje waxtaan ci sama turu bopp Aliou Sall dafa dem seetaani match football naa ni ataaya ca dikk lii procureur def woonu ko mënul dal suñu xel ndaxte am na lu ko gën a gaaw am na lu ko gën a wér OFNAC def na ab enquête tënk ko ci ab rapport IGE def na enquête tënk ko ci rapport li gën a gaaw mooy jël ñaari rapport yooyu jébbal ko fi ñu ko war a jébbal gendarmerie woo ñi ci tudd yëpp ñu woo leen ñu def enquête loolu moo gën a gaaw waaye lii procureur def woo ko démb pour ñun lëndëmal xelu askan wi la nax ko ngir mu foog ne mbir mi mu ngi jëm fi nga xam ne dina leer alors que wax dëgg yàlla dañoo jàpp ne procureur day wiri wiri rek waaye fi mu nar a mujj de mooy wax ne Aliou Sall lii la wax ñi koy tuumal lii la ñu wax léegi nag kaddu diw la contre kaddu diw te loolu taxu ñaa jóg. waaw da ngeen war a ràññee ñaar kaddu aar li nu bokk ak kaddu ay nit wala ay bànqaas yi nekk aar li nu bokk ndaxte Duudu wala Faatu ci maanaam mouvement wam wala ci parti wam am nañ sañ-sañ wax lu leen neex waaye aar li nu bokk musul ne mbiru Aliou Sall da ko ñor ba teg ko au centre du débat li ñu wax kay mooy ñëpp ñi nga xam ne seen tur wala seen jëfin rapport yi wane na ko accusation yi tiiñal na leen ñooñu foog ñu woo leen waaye dig bii ñun lim procureur di def ca dig ba dalul suñu xel nañ ko yóbbu ci juge d'instruction nañu yóbbu dossier rapport IGE ak OFNAC ca gendarmerie bu boobaa mbir mi xëy na dina gën a dal suñu xel.
mu nekkoon kàddu yi Guy Marius Sagna bokk ci plateforme aar lu ñu bokk ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal ñeenti simili. King FM première radio digitale du Sénégal. ñu wax ci Khalifa Ababacar Sall mi kon waa Cour suprême nar a yër ay mbiram ni ki tey. ñi ki tey nag fukki waxtu ci suba nag la ñu ko daal di tàmbali ki koy présider rek moom moo di juge Abdoulaye Ndiaye waaye itamit nekk président de chambre ak it secrétaire général de la Cour suprême ki nga xamante ne rek moom mooy représenté avocat général moom moo di Jean Louis Ndiaye nag ci fàttali rek Khalifa Sall moom mi la jële woon nañu ko ca poste li nga xamante ne rek moom moo di maire bu Dakar niki fanweeri fan ak benn weeru août 2018 ki defoon li ni mel rek moom moo di njiite réew mi Macky Sall mu nekk ab décision goo xamante ni jëloon nañu ko benn fan bi nga xamante ne rek cour d'appel bu Dakar daal di woon nay tëj ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall juróomi ati prison waaye itamit daan ko lu tolloog juróomi million ci suñuy koppar jëm rek ci li nga xamante ni moom moo di wàllum coowal caisse d'avance. mi ngi noonu kon dañuy wéyal ba tey wax ci élection gox-goxaat yi nu dëgmal ñaar fukki million nag boo dajalee lépp daanaka ku ca bëgg a bokk moom ngay joxe. ba tax na rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy di parti démocratique sénégalais ñi nga xam le ne loolee dérangé wu leen benn yoon kii di Assane Ba nekk membre du comité directeur bu PDS mi ngi daal di xam le ni ñoom nag li ñuy bañ rek moom mooy ñu daal di déplacer li nga xamante ne moom moo di datu élection yi waaye itamit ñu daal di dugalaat li nga xamante ne moom moo di parrainage. Assane Ba ci micro King FM. ma ci am mooy le parti démocratique sénégalais joxe na position dans une déclaration très claire wax na ni quel que soit le montant de la caution ak nu mu mën a toll parti démocratique sénégalais loolu du ko tere bokk ci élection yi wala bokk loolu du ko tere mën a dem ci élection yi donc pour ñoom arrêté interministériel bi ñu jël ñu fixé caution bi 10 millions pour l'ensemble des collectivités territoriales ak 10 millions pour l'ensemble des départements ça fait 20 millions au total donc loolu du benn problème ci parti démocratique sénégalais maintenant li ci parti démocratique sénégalais teg mooy ñu randal élection yi maanaam dafa war a am le 1er décembre 2019 ñaareel condition bi mooy la loi sur le parrainage dañ ko war a appliquer ci élection territoriales yi maanaam que muy municipal yi que muy départemental yi loolu mooy position parti démocratique sénégalais ba fii may wax ak yow yi nga xamante ni ñoom xalaat na ni nii dina indi jafe-jafe nañu waxtaan rek wala ñu jéem a seet naka la ñu koy doxale mën nañu def ay marche mën nañu def ay meeting de protestation mën nañu bind ay lettre daj ministère de l'intérieur wala daj président de la République waxtaan ak moom kooku am nañu sañ-sañ boobu waaye li am solo daal ñun bu doon 1 million wala bu doon 5000 francs wala bu doon 3000 francs wala bu ñu ko yóbboon sax ba fu leen neex ñun pare nañu pour loolu parce que kii daal il faut que mu abal ñu réew mi il faut que ñu jël l'ensemble des collectivités territoriales wan sanctionné ko par sa mauvaise gestion sanctionné ko ci li nga xamante ni càcc ak rubuj ak corruption ak loolal askanu réew mi moom la def ci gox-goxaan yëpp. mu nekkoon kàddu yi Assane Ba nekk mbokkoon membre comité directeur bu parti démocratique sénégalais egg nañu kon ci reportage bi tey nag marché wala sax Seras la ñuy utali. mu nekk marché boo xamante ni ndawal la ñu fay jaay nekk nag file ci Dakar muy Seras foofule rek ñu seetlu nii rek bu ñuy daal di waajal li nga xamante ne moom moo di feetu tabaski at mu jot dafay daal di fees dell ak nit ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di commerçant yi waaye itamit boucher yi ñi ngi daal di xamle ni jamono jile dañuy daal di jànkonteel ay jafe-jafe waaye itamit fi nga xamante ne foofee la ñuy liggéeyee am nañu fa it ay jafe-jafe nanu teewlu reportage Ndeye Mati Dia. fii boo accès dañu lay dogaale di la laaj. Seras la ñu nekk di fi daan seen doole muy bërëb boo xam ne ay mbaar la yu rangalikoo ñëpp di ay jaaykatu ndawal ñii bu ñor ñeneen ñi dibi ñii ay laxas ak yeel ba ci ay baak Mor Diop. dañuy jaay yàpp dañuy élevé dañuy yar ay nag ak ay xar nawet moom suy waajal ñëw yàpp bi moom day xaw a aju tuuti mais suñ xasee ba dugg si nawet bi rek yàpp bi day wàccaat quoi. ci biir poussière bu bari ak suuf su tilim fes ak i ngooñ ak i neefere bàyyi ma la ñu boy say Seras xamalee ne Seras melatul noonu affaire yi moom léegi wàññeeku na quoi waaw ni comme ni mu daan demee bu njëkk moom demeetul noonu léegi liggéey bi moom wax dëgg yàlla ay taaba la rek waaw teer bi moo ci wàññi lu bari ndax teer bi ni yoon bi baare woon nañ ko fi jamono yi paas kenn amul fooy jaar ba ci ñenn ñi da ngay wax ñu ne la ci marché yi la ñuy dem léegi di jëndi ndax coono bi ñuy jàngonteel diggante bi embouteillage beeg ñoom seen daal moo tax. Chamsidine Fall di moom it jaaykatu ndawal xees takk kurus ci baat bi sol t-shirt bu rouge ak tubéy bu beige di ñaan ñu yokk kaaraange gi ak itam cet gi. comme tabaski bi baa ngi jub si ñu dimbali ñu ci yokk sécurité bi ndax xam nga bu tabaski jotee fii day fay nekk marché central waa Mali waa Mauritanie ñëpp ñooy ñëw
daral bi dafa tilim amuñu sax douche boo xamante ni bii ku bëgg a saw wala war nga def leneen du ko am mi ngi nii daral bi amu ko dafay salte gis nga cafétéria dañ ko baare kapaan dañ ko baare marché dañ ko baare benn porte la entrée ak sortie oto yi dañuy taxaw fi embouteillage camion yi bu ñu waree ñëw dugg ci biir daral bi duñ mën a ñëw dugg dañ doon wax Seras Bandé waaye léegi amatu fi dàq nañ lépp macha allah état bi nag mi ngi def ay jéegoom ndax tey rek ñu ngi ñëw indi ñu ay panneau solaire ci weer wi ñu jëm budul ci fukki fan yu njëkk yi di ci digg bi yemoo itam ak nawet jullit yëpp fas yéene màggal tabaski Seras gi ñëpp di wutali nag ngir am xar du cet du kaaraange waaye du itam xar yu doy yu fi wàccagum ci jamono ji Ndeye Mati Dieng foofee ca Seras ak la ko wër midi moo fa jot ba tegal juróom-ñeenti simili jotit ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la fay Serigne Saliou nuyu naa kat yi auditeur naka noonu internet yu King FM. Kumba Ba maa ngi lay fay dañu koy tàmbali ak présidence foofule ca Sénat féete ca RDC yi nga xamante ne rek moom moo di patron AFDCA nag moom mi la daal dinay démissionné ca FCC. Modeste Bahati Lukwebo lay wuyoo moom président AFDCA moom nag génn na ci front commun pour le Congo bu Joseph Kabila bi li ko waral nag moom mooy coordination front ba dañoo jël dogal ne dañ koy suspendre ci durée boo xamante ni amul àpp maanaam indéterminé ndax nee nañu dañ ko waxoon bu mu présenté wu pour nekk président wu Sénat ba waaye dafa lànk ni moom dafay maintenir candidature am ci après ñoon nag di ndaje bu ñu amaloon démb ci àllarba ji ñu bëri ci membre yu bokk ci regroupement bi di AFDCA ñoom nag tamit yëkkati nañ ay kàddu ne ñoom dañuy jàppale kii di Bahati ndax moom it mu nekk candidat climat de haine daal defante ak ay règlement de compte jamono ji moom moo am ca front ba. ñu dem foofule ca Mali procès ba nag mu ngay wéy dox ci diggante ki nga xamante ne moom moo di Karim Keïta nekk doom ci njiit réew mi waaye itamit ñaari taskatu xibaar yi jëm rek ci ki nga xamante ne moom moo di taskatu xibaar boobule nga xamante ne jamono ji kenn gisu ko loolee ca weeru janvier 2016 ba léegi. procès en diffamation lañ ko tuddee maanaam li muy procès boo xam ne bi dafa ni moom dañ koo waxal loo xam ne defu ko te it amuñu ci benn preuve mu dox diggante ñaari taskatu xibaar yu fekk baax ca réewu Mali ak it Karim Keïta mi nga xam ne doom la ci njiitu réew ma Ibrahima Boubacar Keïta nekk député ca assemblée nationale ba procès ba tàmbaliwaat nakati kon démb ca Bamako lim leen di toppee daal nee na dañoo tudd turam ci mbirum disparition wu taskatu xibaar boobu nga xam ne ci tàmbali ci weerum janvier 2016 la woon ba tey moom mi sax mu ngi wuyoo ci turu Birama Touré boobu ak léegi kenn gisu ko kenn nag ci taskatu xibaar ya teewul woon ca audience ba démb waaye nag procès ba mën nañoo ne ci mbedd ma la nañ ko daal di yeggalee ndaxte ay téeméeri ndaw ñoom ñoo génn yor ay pancarte di wane daal seen jàppale ci taskatu xibaar yooyu ñu tuumaal. ca Mali rek la ñu koy daal di jeexale ak procès wu Al Assane nga xamante ne ni ki démb la ñu ko doon déglu. ñu des Mali ba tey kon alaye kon audience bi nga xamante ni bii mu ngi ñeel confirmation des charges maanaam dëggal tuuma yi nga xam ni moom la ñu tegoon ci kaw ki nekkoon responsable Ansar Dine moom doomu réewu Mali bi di wuyoo ci Mohamed Al Hassan nañu koy toppee nag crime de guerre ak crime contre l'humanité yu amoon foofee ca Tombouctou diggante atum 2012 ak 2013 la woon moom nag dañ ko fa woo comme ku nekkoon it ancien commissaire bu police islamique ba ci jamono ji nga xamante ni bii foofee ca Tombouctou jihadiste ya nag ñoom ñoo yoroon Tombouctou kon audience ba nag bi mu tàmbalee rek équipe bu procureur ñoom li ñu def moom mooy continuer seen yebbi ñeel accusation di tuuma yi arrestation arbitraire ay détention ak jugement arbitraire maanaam dafa doon jàpp doomu aadama yi di leen tëj ci anam boo xam ni moo ko soob moom ndax ne woon na charia la fa doon doxal ay acte de torture di métital ak it violence sexuelle liste bi daal kat yi gudd trop la defoon ca gannaaw ga nag ci la kenn ci koo xam ne moom moo teewal victime ya moom it daal di jël kàddu kon fii tey ci Mali la ñu yem ci xibaar yi soxal bitim réewkat yi. jaajëf Kumba Ba doon faram-fàcceel kon xibaaru biti réew yi ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram yi dañ koy tàmbale wax ci Coupe d'Afrique des Nations bay xew ca Égypte ak Sénégal mi qualifié ca demi-finale ya. ba tax na rek kii di capitaine u gaynde yi di Cheikh Kouyaté moom naka daal dinay kontaan ci victoire boobule ci fàttali rek Sénégal daal dinay dóor benn ball ci dara ba tax na moom mi li di Cheikh Kouyaté jamono jile mi ngi bàyyi xel seen match bi ñu war a jongante ndax ñoom jàpp nañ ni fi mu nekk nii li ñu bëgg rek moom moo di am victoire ca finale ba nanu teewlu kàddu Cheikh Kouyaté ak Papa Lune Ndiaye ci micro Mamadou Ndiaye.
match bi yombul woon waaye xamoon nañ ban genre match la ñuy joué tey je pense que tey voilà équipe bi wane na jàmbarte bu baax xawoon na métti mais bi ñu mi-temps dañu gën a wax ne nañu def nank rek parce que ni ñu doon joué baax na mais il fallait que ñu gën a gaaw tuuti pour jéem leen déstabiliser je pense que loolu lañ def en deuxième mi-temps ba am but bi donc kontaan nañ trop. léegi bi ngeen demee mi-temps lan la entraîneur bi wax ba ngeen mën a yaakaar ne ngeen décroché situation. waaw parce que li ñu doon def première mi-temps baax na mais amoon na ay quelques réglages yu ñu waroon def rek je pense que bi ñu ko defee deuxième mi-temps yàlla xamoon nañ ne tam comme ñi ngi doon def ñoom ay efforts yu bëri que deuxième mi-temps dina xaw a métti pour ñoom donc ñun ci lañ profité pour. waaw ok tey moom bëgg nañ parce que je pense que tey lu waroon tey booy gagné match bi métti woon na trop parce que je pense que kan yëpp quart de finale leen yëpp wala ñu yem match de poule tey franchi nañ benn étape mais xam nañ ni jeexagul des na benn match bi ñëw tey dinañ préparer bu baax pour waajal match boobu di ñëw. waaw ñun xam nañ suñu mission parce que tey lu ñu fi nii xam nañ ko donc xam nañ lu ñu war nee nañ dañu bëgg a dem jusqu'au bout maintenant dañuy rester humble liggéey xaar la ñuy am parce que voilà balaa ngaa egg final am na benn match boo xam ne demi final la narul yomb mais incha allah lu si war yëpp dinañ ko si def soobee yàlla. waaw match bi métti woon na trop match bi métti la woon parce que xamoon na ni carrément équipe benn bi amul benn kenn ku ko gagné mi Cameroun mi Maroc amul kenn ku ko gagné woon donc lu gën a am importance mooy ñu def nànk xaar leen xamoon nañ bu ñu dugaloon premier bi match bi dina ubbeeku. mu nekkoon kàddu yi capitaine u gaynde di Cheikhou Kouyaté ak Papa Alioune Ndiaye ca loolee tamit la ñuy des ba tey dugg ci pàcc bi nu jagleele seen xibaaru Coupe d'Afrique. ba tax na li ci gën a fës rek moom moo di qualification gaynde yi jëm rek ci demi-finale CAN 2019 ki nga xamante ne moom moo di Ali Mal nag daal di nay analyser bile match waaye tamit ab entretien am na ci ak artiste rappeur bile di Kilifeu bokk ci groupe Kër gi Papa Madiakhaté Sarr. dal leen ak jàmm ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique. ñaari quart de finale yu mujj ci Coupe d'Afrique des Nations bi tey lay am diggante Côte d'Ivoire ak Algérie bu 16h jotee bu 19h jotee Madagascar mooy laale ak Tunisie démb xam nañu ñaari équipe yi njëkk a qualifié ci demi-finale yi Sénégal dafa daan benn bal ci dara ba tax mu am qualification bu njëkk ci demi-finale depuis atum 2006 ci Égypte Nigéria moom éliminé Afrique du Sud ginnaaw ba mu ko daanee ñaari bal ci benn. seen xibaaru Coupe d'Afrique. Sénégal qualifié ci demi-finale yi ginnaaw ba mu dóoree démb benn bal ci dara Ali Mal di ab entraîneur di def analyse am ci jongante bi mu seetaan démb. ñu leen di ñaanal ñu dem ci kanam nañu félicité équipe bi ak joueurs yi parce que fukki at ak ñett Sénégal yeggul demi-finale comme Sénégal tey bu fi yeggee dañ koy sant yàlla ñaan yàlla bii di ñëw te mu gën a baax incha allah mais tey boo xoolee continue bi moom surtout premier mi-temps bi baaxoon na trop parce que am nañu occasion yu bëri te dugaluñu ko mais ci deuxième mi-temps bi la ñu gën a réaliser parce que dugal nañu ay bi VAR bi bañ ko mais ci football la bokk donc lu ñu mën a wax rek ne nañu gën a encore defaat suñu taxawaay ci kanam parce que am na match yoo xam ne léeg-léeg dina serré ba doo am occasion yenn occasion donc bu ñu amee occasion dañ ko war a dugal tey aussi nañu saluer aussi tamit bu baax mooy coaching Aliou Cissé parce que dañ doon wax souvent nit ñi di wax mais tey yaakaar naa ne ñu leen doon wax yëpp tey danañ ci dina wàññeeku def na changement yi teel mu apporté changement yi ñu dugal bi ñu gën a asseoir sax suñu fii mais malheureusement bii ñu dugal bi tam VAR bi bañ ko mais loolu tamit ci football la bokk léegi nag nañu préparé suñu match ak suñu adversaire bii di ñëw muy Madagascar wala Tunisie kuñ ci am rek dañu fexee ba daal ba dóor ko jàll parce que donc noonu la te ñoom lu ñuy def li mooy lu baax li di jouer match par match ba pare bu ñu gagné ñu dem toog ndànk dem defarwaat donc lii dañ ko saluer parce que loolu lu baax la day gan gi seen xibaaru Coupe d'Afrique di dalal tey Kilifeu di rappeur nekk ci groupe Kër gi di ñu wax naka la dundee match bi ak message bu muy lancé askanu Sénégal Kilifeu maa ngi lay nuyu Sénégal daal di qualifié ci li nga xam ne mooy demi-finale yi ana lan mooy sa première réaction. waaw sama réaction mooy des fois da ngay gis ñoo xam ne dañ naan waaye yow équipe bii ñu dóor jarul ñuy bàkku mais bu ñu dóoroon ay bébé sax jar na baax parce que compétition la ñu nekk compétition équipe bu nul amul équipe bu qualifié ba ñëw bokk dans une compétition une grande équipe te léegi tur yi ñoo fi nekk rek ay Sénégal ay Maroc ay Égypte ay Bénin tur yi la fi nekk rek mais léegi ñëpp ay grands joueurs lañu te équipe yëpp ay équipe yu mag lañu donc na gars yi bàyyi di sous-estimer équipe ci tur les Lions ont du mérite li ma gis mooy ils ont mouillé le maillot c'est ça le plus important. Kilifeu nan lay dundee lii di Coupe d'Afrique des Nations bi ak match Sénégal yi. je mange pas dara du ma jege tamit pour man lu ma jege rek ñu ngay dugal équipe donc moom laa doon wax léegi ak
sama benn yaay ndeysaan Selbé Ndom ma ne ko li ma neex ci yow mooy sens de patriotisme bi nekk ci yow ma ne ko tey une vraie patriote ma ne ko gis nga li ngay def noonu c'est bien il faut le continuer su fekkente ni da ngaa xool sax gis yàlla war nañu la équipe bi day ñàkk génnal nga wax ni équipe bi dafay gagner pour nga mun a dalal xeeb bu kenn xeeb loolu da ngay gis des fois ñu koy saaga wala ñu koy xarab woy nangu ay yaajuy uma non lu yooyu ça ne tient pas debout amul li muy def noonu c'est bien parce que mu ngi dalal xel yi chronique yi muy def noonu dafa mel ni rek ay Ablaye Diop bu taxaw génne état physique bu joueur yi wax ci xam-xam ci logique ne la Sénégal war na mun a gagner mais Selbé aussi bu defee benn liste xaaram wala ñu beneen ci biir Selbé génn ne Sénégal war na mun a gagner loolu c'est une bonne chose. ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñuy supporters yu Sénégal yi ak fi équipe bi toll. nañu gën a nekk ay patriotes nga xam ni ñee dem fële tey ñoom Sadio Mané lépp lu ñu bëgg tey c'est amener la coupe ici te bu xol yëpp booloowee ñu topp di leen ñaanal waslu ci àq bu tàppe xol yëpp ñu bokk wallahi lazim yàlla dinañu may ndam yàlla dinañu may coupe pour une première fois et je l'espère maa ngi koy gëm te maa ngi koy gëmloo képp kuy sénégalais te di wax ne ci ñëpp jàpp ku mën a ñaan na nga mën ñaan ku mën a ku doon yàq na nga bàyyi yàq yi parce que des fois ñu dégg ni am na ñoo xamante ni dañuy nekk ci suuf di yàq lu ñuy dégg la nag waaye bu fekkee dëgg la ñi koy def nañ ko bàyyi te xool benn drapeau bi de muy vert jaune rouge. 4-4-2 c'est la tactique. lii lañ leen indiloon ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique bu tay bi dig leen daje ëllëg ci beneen numéro. jaajëf Pape Madiakhate Sarr ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax ci festival musique film bi doon am. nag ba tax na rek bilan bi ñu ngi daal di xamle ne lu positif la doon na lu baax loolee ki ko xamle rek moom moo di Alioune Diop nekk taskatu xibaar waaye tamit promoteur événement bi ni mel jàpp na ne rek li ab réussite la ndax bi la yoon moom mooy édition bu njëkk bi ñu def sekk na waxtaan ak Dissa Prera. élément boobee kon yembagul jombul dinañ ci dellusiwaat kon yemb na ñu teewlu ko Alioune Diop ci micro Dissa Prera. bilan bu sedd xol mun naa wax ne bilan bu sedd xol la ndaxte programme bi nga xam ne tëraloon naa ko déroulé naa ko amul dara lu ci manqué dama waxoon conférence concert ak projection te ñett yooyu yëpp am na film yi nga xam ne moom la ñu waxoon dañ koy projeté jëm ci reggae projeté nañ ko dama ne woon bu projection bi jeexee acteurs yi joué ci film bi dañuy yéeg échanger ak public bi def nañ ko conférence bi itam ak professeur Abdourahmane Ngaïdé def na ko ci au thème du 11 mai n'est pas mai 68 mais reste une date historique moo doon thème am moom la développé après Iba Gaye Massar aussi ak groupe reggae am ak Kistowolu joué jazz bi itam Aziz Dieng def na conférence am projeté nañu film yi ñu waxoon maanaam film bi ñu jëlee ci journée internationale du jazz ak concert u Aline Wade Aziz Dieng def conférence am Vieux Mac Faye joué concert de clôture bi donc public bi ñëwoon na ndaxte acteurs culturels yi ñoo fa ëppoon loolu nangu naa ko ñu nekk ci cinéma wala ñu nekk art plastique wala ñu nekk ci musique ñooñu ñëpp ñoo fa daje woon mu nekk acteurs culturels yi dans leur globalité mun naa ko wax teew ci ñaari fan yooyu amoon place du souvenir africain ak wark ma jëlee ci vraiment satisfaction am courage yu nag mébét defaat deuxième édition bi bu ñu fi yàlla bàyyee année prochaine. ñu utali village artisanal ba nekk ca marché Sandaga. foofee rek jaaykat yi nag ñu ngi yëngu bu baax ci wàllum créativité ba tax na rek dañuy daal di defar ay objet d'art yu rafet donte rek ku ci nekk nag ak njëg gam koy jaayee waaye nag ñoom la leen soxal rek moom mooy di woo état bi ngir rek ñu daal di leen jàppale ci li ni mel reportage bi Aminata Ba moo ko def. ñu ngi fii ci village artisanal bu marché Sandaga. jaaykat bi di wuyoo ci turu Jaltal mu ngi ñuy xamal ne ñoom ñooy defar seeni objet bu ci mel ni càkk sac clé-à-porter ak yeneen. damay liggéey ci aar soo toogee ba ci aar créer dara xool noo ko mën a defaralee ba mu nekk aar ba troussier ñëpp bëgg ko nga liggéey ko bu ko defee nga génn ci dara même bu dee weccet sax baax na mais dañ koy liggéey ak liggéeyu loxo sa boo dee xool nekk ci table ji yëpp maa ko liggéeyal sama bopp. jaay mbiru aar doxul la jamono ji ci bu ñu sukkandikoo ci Adama Niang. waaw ñun nag sunu aar moom doxatul dëgg yàlla ni mu doxee woon doxatul affaire bi métti na torop si ñun ka gisatuñ daal kenn ku ñu jaay. wute lool gis-gis ak Badara di
jaaykat bu gis ne jaay baa ngi dox ni mu waree. waaw ñu ngi sant yàlla comme ni mu ko waxee rek li ñu yàlla jox xeebuñu ko ñu ngi góorgóorlu waaw macha allah léeg-léeg xam nga njaay nag moo demee noonu njaay dafa barkeel ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci ñaan waaye nag du tee toujours rek yàlla ngi jox suñu wërsëg alhamdulilah. jaaykatu objet d'art yi ñu ngi woo gouvernement bu Sénégal mu wutal leen beneen bërëb bu gën bi ñu nekk. waaw maa ngi lancé état bu Sénégal di ko wax ni ko ñun ay ndaw lañ bëgg nañoo liggéey ku ñu jàppalee ñu liggéey. war nañu jàppale ko wax dëgg yàlla que nekk si naaj bi nekk si taw bi gënaluñu buñ sañoon am suñu magasin. objet d'art sac dàll jaaro ak yeneen xeetu objet ñiy jóge bitim réew bëgg ko lool waaye loolu teewul ne jaaykat yi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci seen bërëbu liggéeyukaay lu ni mel moo tax ñu ngi woo gouvernement bu Sénégal mu dimbali leen. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Aminata Ba tey taxaw seetlu bi ñuy waxtaanee Simb Gaynde wala sax danse du faux lion nekk na loo xamante ne rek bàyyeekoo na file ci Sénégal waaye rek ñu gis ni bu ñu koy gën di def ci wàllum grande vacances naka la ñu koy daal di gën a defee ci quartier yi ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy di spécialiste Simb Gaynde ñu ngi ñuy expliquer fi nga xamante ni mbir moomule fa la jóge Fatou Sow. Simb Gaynde di ab fowub cosaan fii ci Sénégal ñu koy amal saa bu vacances yi jotee ci yenn quartier fii ci Ndakaaru ñu koy def nag mooy ay góor yuy sol colinu gaynde simb nag laaj daw dàkkante tëgg kaf ree damaa ñëw rek commencé sol mu ne ma taxaw du noonu bii boo koy jël dafa am looy wax bii boo koy jël dafa am looy wax bii boo koy jël dafa am looy wax il faut que yow di nga ci def loo xamante ni dana la aar def ci loo xamante ni aussi dana aar ñiy seetaan si ñu ñëw ci jàmm ñu ngi waat ci jàmm. simb woy la tëgg fecc di rek ñetti étape. boo xasee ba ñëw pour solo da ngay ànd ak njàpp da ngay set rek waaw ay étape la yoo war a topp yoo topp benn par benn ba mu jeex. ñoom simbkat yi bu ñu nekkee ci biir géew dañuy jàjji ak yeneeni feem ya muy àndal loolee moo leen di may xët-xët gu ñuy àndal ci géew. ndax man bu ma dugg see moo defee sama animation sama première entrée ba pare ba taxaw damay déglu sama géwél mooy am na woy bu muy woy su ko woyee nag ñëpp dinañ xam ne commencé na parce que am na ci woy yoo xam ne da lay gën a jox courage dàq bi moom yàlla mën na ma lool macha allah daw moom mënoon naa moo dàq jàpp na. simb di lu culturel waaye jamono yi dañoo am seetlu ni bareetul luñ koy gis fii ci Sénégal terewul ñoom simbkat yi takkaat nañ jaaj yi woowaat seenu public ngir amal si simb yu bari ci vacances yi ñuy dëgmal. Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamaleek El Hadji Ndiouga Dieng. mu bokkoon rek ci orchestre bi la di Baobab moom El Hadji Ndiouga Dieng donc bokk na ci ñi nga xamante ne rek ñoom nag gën nañoo yëkkati musique sénégalaise ba tax na rek portrait bi ne ma ci jàmm moo ñu ko defal. dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxiraade moo wóor. woyam bi du mësa sàppi El Hadji Ndiouga Dieng kàngam la woon bu mag bokk ci orchestre Baobab ndem jot naa jaar armée ak police ci way la mujjee def ci lu ne ci atum 1970 la bokk ci groupe bi di Baobab fekk fa ay musiciens yu mag ku ci mel ni Abdoulaye Mboup Balla Sidibé Medoune Diallo Alpha Dia doom la ci El Hadji Ndiouga Dieng. El Hadji Ndiouga rek def na fi lu baax lu ne woyam ba tey jii mu ngi yedd ak di yedde ku mel noonu kenn mënu ko fàtte El Hadji Ndiouga ku mel ni moom xale yi dañ leen war a dégluwaat ak ñu mel ni ñoom laa du moom rek ñu xam ne way du caaxaan ñu xam ne El Hadji Ndiouga wayam yëpp njariñ la woon alxuraan la woon wax naa ko keroog ci levée du corps bi àddunaa ko mën a juy mooy kullu nafsin zaa'iqatul mawt damaa toog ba digg joor mooy bàyyi loo nit ñi xel dee mooy ku ma sa dund di nga dee ba mu koy waye moom xamoon na ne dina ko dal. baayam bi di El Hadji Ndiouga Dieng ci famille géwél bu mag la bokk fekk baax ca Bargny bu dee métier bu mu jàng dong électricien la waroon doon waaye waykat la mujjee nekk ay wayam dem ba nekk ay tube dee moo wóor xarit mbaa mere woo ma bul ma miin jirim ci biir groupe bi di Baobab la nekk ba ni mu retraité en 2005 doom nag mooy doonu baay ñu gis Alpha Dia Momo Dia Sabal Dia ak Pama Dia di ay doomi ndem si yàlla si El Hadji Ndiouga Dieng di def ci musique jamono ji lu am solo. sëdd yi sax a ngi ñëw bu soobee yàlla ndax affaire bi deret la rek buy law ku muy yëg si ci yow rek nga wax li nga war a wax yàlla mooy def loolu. El Hadji Ndiouga Dieng artiste bu mag wuy ji boromam ba muy am juróom-ñaar fukki at ak benn ñu koy ñaanal suuf woyof ci kawam. dina ko may mi dëkk biir suuf soo demee neel ma sama baay.
jaajëf Ndeye Mati Dieng doon defal tey nataalub El Hadji Ndiouga Dieng Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Idrissa Diop. mu nekk nag ab artiste chanteur goo xamante ne jamono ji li muy waajal moom moo di féete juróom fukki at yi nga xamante ne rek def na ko ci wàllub musique sénégalaise entretien bi mu ngi ko def ak Ndeye Mati Dieng. Idrissa Diop ñoo ngi lay nuyu. King FM maa ngi leen di nuyu leen sant leen gërëm baax a baax foofu suñu rajo la jëm. tey yaay suñu invité ci Midi Culture nga nekk waykat bu mag li ñu lay njëkk a laaj mooy sa début carrière musicale naka la demee. kontaan ci musique daal mooy commencé Gueule Tapée la commencé musique ak un petit groupe de quartier comme ça parce qu'il y avait un cinéma là qui s'appelle le cinéma Rio bi ñuy monté groupe bi dañu xool mais Rio daal moo fi nekk parce que c'était le rendez-vous de tous les Médinois et tout ça ñu tuddee groupe bi le Rio Orchestra foofu laa commencé foofu laa jaaree def fa lu bare ak ñu bari wax dëgg yàlla di ko santé aussi Sénégal. def nga ci musique 50 ans yoo xamante ne diggante Sénégal ak Europe nga ko defee ban jàngat nga ci am. man dama am chance très très tôt dem Europe dem États-Unis daje fa ak ay musiciens yu màgg sur tous les plans daje naa fa musiciens vraiment ñoo xam ni xalaatuma woon sax ne danaa dajeek ñoom dans ma vie yàlla def ma dajeek ñooñu en France par exemple daje naa ak ñoom Jacques Higelin ñoom Manu Dibango ñoom Claude Nougaro ñoom Bernard Lavillier ñu bare dama dajeek ñoom en musique en France ak ñoom ñin Touré Kunda waa Xalam waa ñu bare laa dajal ci suma life man ci suma adduna quoi mujj gi dañu doon suma ay xarit parce que ñu may xool duñ ne mukk Idrissa Diop musicien sénégalais wala musicien dañ naan rek Idrissa Diop c'est un très bon musicien loolu la ñuy wax te kooku nag fii laa jànge ba nga xam ne tey fu ma taxaw ci adduna bi bu ma tëggee concert yi may def yëpp wax dëgg yàlla à l'étranger day fees del ak ay nit. naka nga gisee musique ci ndaw ñi. wax dëgg yàlla xale yaa ngi góorgóorlu xale yi lenn rek lañu war a bàyyi xel mooy entourage parce que musiciens yu bari la ñuy defee ni ñoom mën nañu réussir ci musique en étant tout seul musique production la il faut nga am entourage dëgër c'est l'entourage qui fait que nga réussir ci musique entourage dis-moi avec qui tu t'entoures je te dirai quelle musique tu feras demain xale yi nag il faut que ñu bàyyi xel ci loolu am entourage bu dëgër am ñoo xam dañ leen di xelal di leen jox direction bi ñu war a jaar pour mun a am une certaine existence dans la musique ñu am benn ouverture maanaam benn ubbeeku ak benn xam-xam ci musique loolu entourage moo koy joxe quoi la meilleure façon de réussir c'est la façon dont on est entouré ñu la entouré ñooy sa réussite quoi c'est très important que xale yi di ci bàyyi xel. Idrissa Diop nga nar a nekk première personne bi nga xamante ne yow yaa nar a def benn programme fële ca musée des civilisations noires ndax mën nga ci ñëwaat. man maa fay jëkk jouer comme musicien comme groupe bi may musée des civilisations noires président Macky Sall moo ko inauguré temps yële ma fay jëkk jouer concours kooku mbégte la vraiment di ko préparer le 13 juillet bi muy après-demain muy samedi bi di ñëw di fa invité nag vraiment musiciens sénégalais yëpp ñu bëggal leen célébrer vraiment mes 50 ans. Midi Culture ñoo ngi lay jaajëfal ci fàttali tey yaa nekkoon suñu invité ngay waykat. jaajëf yow tamit Ndeye Mati Dieng doon dalal ganu Midi Culture tey kon ñu ci doon dalal Idrissa Diop kati kon ñu jeexale jotaay bi ak wàllu musique rek la ñu koy jeexalee tey nag woy bi ñu leen jagleel moom moo di jogante bu Youssou Ndour nekk woy boo xamante ne rek dañ leen koy jox ngir rek féliciter suñu gaynde yi nga xamante ne qualifié wu nañu jëm ci demi-finalu CAN 2019 foofu la ci Égypte. di xaste ka doore jongante foo ak reel boo gañee foo ak reel boo ñàkkee foo ak reel lépp ci foo ak reel buñ la gaañee boo ko gaañee daalal. mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ni yam ak yéen yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yi ak internautes yu ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture.